ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañu ñëw ci la suite beneen partie vidéo bi ñu defoon ñeen mbiru force spéciale bi ñu wax ni mi ngi Sénégal maanaam nee nañ dafa am benn groupe doomi aadama yu organisé wu yor ay ngànnaay melokaanoo ni ay terroriste te loolu lépp dara newu ci dëgg ñi ñu jàpp ay sénégalais la ni ñun di yeewu ci kër ñi yeewoo xëy di liggéey mbaa jàngi di sàkku xam-xam bu Sénégal nag wootee ñu teew bëgg réew mi te fas yéene bokk ci ñuy soppi li bon li fi nekk moo leen ñor te xaaruñ ci payoor xaaruñ ci ndombal tànk xaaruñ ci ku leen jaajëfal dem nañ sax léegi bay jàpp ñoo xamante ni manifesté wuñ bokkuñ ci benn mbootaay politique mooy kaaw François Mancabou defoon nañ ci vidéo la fois dernière ak propagande mensongère bi ci journal L'Observateur nekk di joué ñu torturer ko ngir waxloo ko lu mu deful ba jamono ji mi ngi ci diggante dund ak dee. lii li mu signifié mooy injustice bi nekk di xew Sénégal nga manifester ak ñàkk a manifester ñoo ci bokk yam kenn mucc ci mën nga xëy du jour au lendemain ñu jàpp la tuuma la loo yëgul mbaaloo deful moo tax jaay doole moo xam ci kum mënta dal xeex ko wareef la ndax xamoo kañ lay daanu sa kaw wala ku la jege. keneen ku nattu dal ci kaam critique lool te yaakaar naa ni dégg ngeen ko mooy benn mbokk bu ñaan Pape Mamadou Seck moom tamit ñu boole woon ko ci la fameuse force spéciale biñ ko jàpp mi ngi amee woon feebar gannaaw gi lañ ko évacuer pavillon spécial bu hôpital Dantec ngir jël ko en charge. bërki démb ñu ne dafa daw rëcc daañu ñëw ci jëmm ci d'abord mooy kan ñëw également ci conditions yi ñu waxee ni la rëccee ndax xel mën na ko nangu lan aussi moo ci lëndëm te ñu mën a ska ci njort ndax tamit mbiru banditisme fentu lambul inventé ay histoire administration pénitentiaire bu Sénégal ñiy ceytu kaso yi fii ci suñu réew dañ ci aay lool seen mënin la te daañu leen jox quelques exemples yu fi jotoon am. en plus li ñu gën a interpellé mooy dañoo xëy gis beneen média mensonge muy les Échos bokk na ci les journaux yi gën a dangereux ci réew mi ñu xëy présenté ñu Pape Mamadou Seck comme un redoutable kayit baatu kayit mooy chef de bande defkatu ñaawteef nii lañ ko présenté. donc propagande mensongère bii ñu nekkee jàppaloo ay innocent présenté leen ak ay faux profil en complice ak seeni média ñun lii la ñu mënul noppiwaale ndax réew kenn du ko yor ci sos ak tabale. dañuy taxaw d'abord ci profil Pape Mamadou Seck bi ñu bëgg a présenté comme benn chef de bande nañu itam membre la ci biir force spéciale bi nga xam ni dañ ko créé toute pièce. Pape Mamadou Seck agent wu impôt domaine la ci administration bu Sénégal lay liggéeyee dafay xëy dem bureau mbaa sur le terrain ngir xool nu ñu mën a ñagee alalu réew mi maanaam moom amul sax intérêt wu Sénégal nërmeelu réew mi tàkk ndax bu boobaa du liggéey du am lu mu dund ak njabootam ndax état moo koy fay salaire donc nekkul benn woyu buy xëy suba ngoon di xool nu muy tëggee ay ñaawteef bañ na ko ba biñ ko jàppee ba noppi dañoo dem këram ngir xool lu ñu mën a yokk ci dossier am mais fekkuñu fa dara lu mën a lore du arme du ngànnaay yi. malheureusement nag les médias corrompus cette partie de vérité dëgg bii nii dañ koy nëbb duñ ko def seeni une pour que sénégalais yi xam kii ñu jàpp mooy kan li ñuy présenté mooy benn waay bu amul palta amul place benn bandi bu kenn xamul fa la jógee. waa ji lenn kott moo tax ñu ciblé ko mooy membre Pastef la bokk ci coordination les patriotes bu Daaru Musti parce qu'il faut que ñu oser di ko wax jamono jii bokk Pastef crime lañ ko bëgg a def ci réew mi te lii képp kuy wax doomi aadama yi di la bàyyi xel di la may nopp war nga ko dénoncer bu mu siiw du dëgg du yoon ñuy cible ay nit parce que ci organisation politique sàngam la ñu bokk lii discrimination la. moment bi ñuy préparé vidéo bi jàpp nañu itam benn femme bu ñu naan Amy Dia bokk Pastef Guédiawaye Sam Notaire ne moom itam dafa bokk ci les forces spéciales maanaam dañuy jël benn kuréel benn parti politique bëgg leen diaboliser ak bépp membre bu ci bokk ci bëtu sénégalais yi ba ñëpp ragal leen lii politique bu salte la c'est lâche dara gënu koo garaaw dara gënu ko itam ñaaw. cette politique de diabolisation bii nag moo këpp tey ci kaw ku ci mel ni Pape Mamadou Seck un sénégalais juddoo ci réew mi jàngee fi ba màgg di servir réewam à travers l'administration ñu xëy nañu chef de bande la di ko toppee acte terroriste parce que dafa bokk ci parti politique boo xam ne jamono jii mooy cible nguur gi nu ñu leen mën a éliminer rek baax na.
di fàttali itam ni Pape Mamadou Seck biñ koy jàpp mi ngi doon sooxaale ak benn maladie rénale chronique feebaru rein boole ko hypertension bu métti donc condition wu détention yi dafa métti woon lool ci moom ba finalement dañ ko mujj transféré pavillon spécial bu hôpital Dantec. biñ ne suba la tabaski la benn information fuité ñu ne dafa ñàkk bakkanam lii mooy information bi njëkk a génn te bu fekkee ni loolu am na autorités yi santaane ñu jàpp ko agent yi ko jëli ak ñi ko mettre ci condition de détention yi tax mu nekk ci diggante dund ak dee ñooy les responsables dafay nekk beneen dossier ci biir dossier. gannaaw information boobu noonu la direction de l'administration pénitentiaire ñiy ceddu kaso yi ci réew mi xëy bésu lundi 11 juillet 2022 bi weesu ne Pape Mamadou Seck dafa évadé wu maanaam dafa rëcc ci guddik samedi 9 jàpp dimanche 10 juillet 2022. yan condition la rëccee indiwuñ ci benn leeral loolee indi jiixi jaax ci xelu sénégalais yi. d'abord li ñu leeral foofu mooy pavillon spécial ñi yoon di topp dañu feebar ba ñu yóbbu leen fa bokkuñu ak même traitement que yeneen maladies yi. buñ la jàppee tëj la kaso ba nga feebar ñu yóbbu la pavillon spécial ay mënut nga fiy duggee même jigéen bi wana lor ñu jàpp ko ci diggante bi moment bi muy accoucher la ñuy soog a dindi mënut yi te lépp garde yaa ngi taxaw di surveiller. masamak na nga jàpp koo xamante ni ne nga terroriste la benn ngi noonu. ñaareel bi mooy pavillon spécial dafa am ay garde yu surveille prisonnier bi feebar guddeeg bëccëg rax ci dolli am ay caméra de surveillance. en plus heure bi ñu wax ni la Pape Mamadou Seck rëcc muy xaaju guddi porte pavillon spécial yëpp dañ koy tëj kenn du am foo duggee mbaa fooy génnee. léegi naka la koo xamante ni dafa feebar ba lottu amatul kàttan mën a préparer rëccam ci condition yii administration pénitentiaire indi luñ ci benn leeral. ku rëcc au moins di nga bàyyi ay traces yu yoon wi nga jaar ñu ne fii ak fii la jaar ci condition yi la dawee ba tey xamuñ ci benn information. beneen bi mooy Pape Mamadou Seck ban intérêt la am pour rëcc koo xam ne doo terroriste maanaam li ñu lay tuumaal amul tôt ou tard dañ lay bàyyi te sa avenir mi ngi sa kanam jeune nga bu weesoo loolu yaa ngi ak sa liggéey gisoo luy jar ngay tere sa carrière di daw. duñu nag tiiragum benn conclusion dañuy xaarandegum waaye li wër te wóor mooy mbir yi am na lees waxul. dañuy rek répété waat kàddu yi waajuram bu góor yëkkati bu dee doomam dafa dee ñu koy nëbb bu ko wutal lay nañu wax dëgg bi sénégalais yi jébbal njabootam li nga xam ne mooy néew bi. li ci des muy wàllum yoon naam xaaruñ ko ci nguur gi mais ñu comptabiliser ko ci mboolem crime yi ñu fi def depuis 2012 xaar ba l'après 2024 ñu traduire leen en justice ñi fay liñ fi leble li képp la. ñun nag li ñu jàng ci cas Pape Mamadou Seck mooy léegi manque de confiance bi dox diggante bànqaas yi ceetu wàllum yoon ak sénégalais yi dafa jékki dayu lool. lii chantier la boo xam ni keneen ki fi toogaat am na ci liggéey bu rëy rëy. li ko waral nag mooy dañoo am ay bànqaas yoo xam ne duñu wax dëgg te li yàgg na fi. Omar Blondin Diop ne woon un militant engagé ngir libérer Sénégal en 1973 dañ ko jàpp rey ko ci biir kaso bi ne dafa pendre boppam. dëkkate fa mu nekkoon amul lenn lu doomi aadama mën a jëfandikoo ngir pendre wala gaañ sa bopp. en 2018 jàpp nañ fi benn commerçant bu ñu naan Seck Ndiaye këram lañ ko tàmbalee dóor ba muy yegg prison fekk na mu dee. takk der yi ci seen caay-caay daal di changer matelas bi newul néegam te takkoon deret daal di koy remplacer ak beneen bu bees tàkk pour nëbb crime bi ñu def. lu yàggul tamit 2021 la xewoon kuñ naan Abdou Faye commissariat central lañ ko dóor ba mu dee xëy suba nañu dafa xaru ak benn njàmpe. alors que commissariat central détenu yi duñu sax jëfandikoo saabu waxuma la njàmpe. ren ji en 2022 kuñ naan Idrissa Goudiaby ca Ziguinchor la takk der yi dóor ak bal réel mu am ay témoins am lépp. gars yi def seen autopsie ne bal ray ko mais ci biir manifestation yi lañ ko jamee yoonu takk der yi newu ci. njabootam ne léegi nañ leen jox seen doom ñoom ñu def contre expertise maanaam jël beneen médecin légiste mu xool ko mais presque 3 semaines ñu lànk ne du fi amee di dawloo njaboot gi ba tey la ñuy soog a nangu contre expertise boobu noonu gannaaw ba ñu noppee pare ci li ñuy def ci néew bi. donc fi Sénégal tolloo tey mooy ay institutions yu dul wax dëgg seen askan
tàmmal leen ko ba même bu ñu demoon bay wax lu am sax kenn du leen gëm. tey ak mbiru Pape Mamadou Seck bii lenn mooy tax sénégalais gëm ne dafa daw mooy yàlla def dara jotu ko mu génn ne man maa daw ci sama coobare bopp. mais tant que version yi ci nguur gi wala administration pénitentiaire lay bàyyi ko kenn du leen mën a gëm ndax dañoo yàgg wax askan wi lu amul. kon taxaw bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.